téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dal Mouhamadou Momar Badiane inspecteur principal des impôts et des domaines chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 2 à la direction des grandes entreprises moo nekk tey suñu gan si émission kennu askan wi ndax waa DGID direction générale des impôts et des domaines dañu lancé démb benn fan si weeru septembre lu ñuy wax PCF di prélèvement de conformité fiscale lan mooy PCF njëriñ ji lan la ñan ñoo si war a mën a am lu ñuy wax assujetti PCF loolu yëpp ak solo gi lan la loolu yëpp inspecteur principal des impôts et des domaines di Mouhamadou Momar Badiane dina ko yaatal ci émission kennu askan wi man lay dalal jàmm monsieur l'inspecteur. jërëjëf monsieur Cissé ñu ngi tamit di kontaan di am mbégte ci ñëw fii ci émission bi. ci seen iRadio. ITV mën a di ITV. oui nga mën a waxtaan ak askanu Sénégal ci wàllu impôt. rawatina li nga xam ne moom nga tudd léegi di PCF. très bien doon xew-xew depuis démb daanaka. oui ci waxtaan. alors démb si àllarba gi la waa direction générale des impôts et des domaines lancé lu ñuy wax PCF di prélèvement de conformité fiscale. PCF suñ ko waxee lan la njëriñ ji lan la exactement. jërëjëf PCF nag buñ ko mënee wax. prélèvement de conformité fiscale comme ni nga ko waxee. oui xeetu tëralinu impôt la. di l'impôt boo xamante ne dañ ko jagleel. ñi nga xamante ne dañu bëgg yoonal li nga xam ne mooy impôt ngir impôt ñëpp mën a ñëw di ko fay. su ko defee nag mu nekk loo xam ne dañ koy teg ci askan bi nga xamante ne dañuy jublu ci wàllu njëggaan yi. ay lu jëm ci wàllu koom. muy marchandise daanaka di jëndee bitim réew di ko indi ñu koy wax importation. donc ñooñu bu ñu ñëwee fii nag di wàllu di def seen importation waa douane dañ leen sas ñu jël impôt boobu fàgg ko ci seen kaw teg ko ci seen kaw ndodd ñu fay ko ngir mën a nekk ñi nga xamante ne dinañ fay seen l'impôt fii ci Sénégal su fekkee ne jàpp nañ ne ñoom matalewuñu ci wàllu woowu. loolu moom mooy. alors PCF ngeen lancé ko mbir mi ñan la soxal exactement. waaw PCF bi ñuy wax sax am na loo xamante ni foog ñu leeral ko. oui ndax du tey wala démb la xew. xanaa démb xëy na la ñu madargal ngir ñu mën ko jëf ci li nga xamante ne mooy wàllu waaye boo ko seetee depuis 2019. loi de bi nga xamante ne moo génn ci décembre 2019 jagleel loi de finance wu 2020. depuis décembre 2019. kooku moo prévoir woon loi boobu. li nga xam ne mooy prélèvement de communauté de conformité fiscale. waaye ngir mën ko tegin bi nga xam ne askan wi yëpp danañ gis ne lii niñ koy yoonalee daanaka yemb na foo xamante ne yegg na foo xam ne war nañ ko mën a yoonal moo tax mu jël temps boobu moo tax démb ñu mandargaal ko waaye nekkoon na loo xam ne amoon na fi naam. depuis 2020 boobu. léegi nag li nga xamante ne moom la ñuy wax ci wàllu wi ñi ñu koy tegal mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ne bi ñu ñëwee di njëggaani seen i marchandises di importé. xool nañ seen situation fii ci biir réew mi ci wàllu seen digg ak waa l'impôt. gis ne am na ay yu sa des. am na yu sa des am na yu ca des. maanaam ñoom dañu war a fay impôt duñu déclaré. suñu mënee gàttal rek mooy duñu déclaré. wala ki jéeg ñenn ñi dinañ déclaré waaye duñu fay. dañuy déclaré waaye duñu fay. ñenn ñi duñu déclaré ndax xamuñu leen sax si impôt. ñenn ñi nag xëy na dinañ déclaré waaye matewuñu. wala ñenn ñi dinañ déclaré waaye duñu fay. xam nga wareef impôt dafa bëri fànn. oui impôt képp koo xam ne da ngay yëngu-yëngu ci wàllu koom administration fiscale war nga koo am. war na la xam. ndax li nga xam ne mooy NINEA bi nga am ne moom ngay am administration fiscale daanaka moo la koy jagleel. léegi nag su fekkee ne yow yaa ngi am sa NINEA ba pare di dem di yëngatu si wàllu koom te mënoo fexe ba waa impôt xam yow yaa di kan bu boobaa mën na indi problème. parce que li ñu bëgg tey jii si conformité fiscale ni nga xam ne moom la signifié. mooy ne ñëpp mën a yem ci li nga xamante ne mooy yore charge nguur gi di gafaka gi. kon kenn ku nekk ci ñiy yëngu ci wàllu koom war nga ñëw def sa participation. très bien léegi nag ñooñu muy dal comme ni ñu ko waxee woon léegi mooy contribuable muy wàllu kii fay l'impôt boo xamante ne mois de juillet 2000 année bu nekk mois de juillet de 2000 année bu nekk. xool nañ ne ñëwoo fay sa l'impôt bi nga xam ne moo jëm ci l'impôt sur le revenu. maanaam kër liggéeyukaay wala nit ak i noppam buy dem ak ñëw ci li muy yëngu ci année bi. poñet ba mu ci am la mu si war a fay impôt gis nañ ba mois de juillet ñëwul def déclaration waaye it fayu wala ki jéeg koo xamante ni xëj na du wàllu impôt boobu ñuy wax impôt sur le revenu la waaye TVA wala impôt sur le retour à la source muy li ngay dagg ci payoor yi nga xam ne ñoom ngay fay nga ñëw tamit war a def déclaration gisuñu la ba trimestre bi nga xamante ne moom la ñu war a gis ne war nga ci ñëwuloo ci maanaam bu ñu nee
janvier wala ñu ne fin avril wala ñu ne fin juillet wala ñu ne fin octobre ci loolu nga am ci loo xam ne war nga ko mën a fay gisuñu la boobaa aussi mën nga bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di laaj prélèvement fiscal. Très bien alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mouhamadou Momar Badiane, inspecteur principal des impôts et des domaines, chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 2 à la direction des grandes entreprises ñu koy wax DGE nekk si biir DGID direction générale des impôts et des domaines. Alors da ngeen dem ba seetlu ni c'est vrai chaque année da ngeen di def ay performances di mobiliser ay tamit lu jëm ci wàllum fiscalité junni milliards ak lu teg da ngeen dem ba seetlu ni kani suñu bëri ñi nga xamante ni dañuy déclarer te fayuñu ak ñi nga xamante ni dañu war a fay impôt te fayuñu ñooñu suñu fayoon mbir mi koppar bi dina gën a ful bu baax a baax li nga xamante ni chaque année direction générale des impôts et des domaines da koy mobiliser. waaw dinaa am benn leeral bu may def laata may ñëw ci sa tontu. oui li yëkkati prélèvement de conformité naam nekkul loo xamante ne dañu bëgg. gafak réew mi ñu am luñ ci dolli naam. déedéet loolu tax ko jóg. li ko tax dëgg-dëgg yamale la. yamale nguur gi. équité ndey ji cheikh la dafay tëddee njaaxanaay. oui tey ji doomu Sénégal yi fi ne yëpp di liggéey mënuñu ne ñii dañuy fay impôt maanaam di jàppale état bi ngir mu mën a def li nga xamante ne moom moo ko war ci askan wi ña ca des toog na yàmm ne du ñu fay. kon wàllum équité ci wàllum koom moo ko tax a jóg. moo ko gën a tax a jóg. moo ko gën a tax a te jóg comme niñ koy waxee. bu ñu sañoon prélèvement boobu kenn du ko fay finalement ndax dinañ dem ba nga xam ne douane saa yi ñu ko joxee liste mu gis ne amul kenn koo xamante ne tey jii mi ngi importé te waa impôt xamuñu ko wala la mu war a fay impôt xam ne fay na ko. loolu moom mooy li nga xam ne moo ko yëkkati kon su ñu nee ñu ngi doon def performance effectivement ñu ngi def performance dañu bëgg mu gën a yokk. mais ci yokk bi ñu bëgg mu yokk waxuñu yokk ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di fay continuer fay wala ñu leen di yokkal lañ doon fay waaye dañu bëgg ña fayul xamuñu leen wala ña war a fay te fayuñu ñu xam leen ñoom ñëpp ñu ñëw bokk ci natt gi maanaam cotiser li nga xam ne moom la état soxla ci gafakaam. am na solo alors prélèvement de conformité fiscale ñi nga xamante ni ñoom mbir mi dese woon nañ si ñoom mbir mi daawuñu ko woon respecté wala daawuñu woon fay jamono ji ban procédure nañ war a mën a jaar ban procédure nañ war a mën a jaar ngir mën a quand même di sàmmonte ak ñoom seen diggante ak waa impôt. dëgg la laaj nga laaj bu am solo parce que am na loo xam ne xëy na mënoon nañ koo gën a leeral sax ci prélèvement fiscal ba léegi. oui ndax bu ñu nee ñi war a importer maanaam di jëggaan yi di indi ci réew mi. seeni marchandises ñoo ko war a fay. dañ koy fay en même temps ak la ñuy fay ci li ñu wareef ak douane seen wareef ak douane. et te loolu ñuy fay aussi mu ngi toll ci 12% loolu war nañ ko leeral. waaye lu mënti doon mooy bu fekkee ne yow sa situation leer na ak waa impôt dara duñ la ko fayeeku ci wàllu woowu. léegi nag loolu li koy mandargaal dafa am këyit woo xam ne moom lañ lay wax ñu ne attestation de non assujettissement au prélèvement fiscal. oui ab këyit la boo xam ne nag DGID defar nañ benn plateforme boo xamante ne képp kuy war a jëggaan yi di indi marchandise. ba pare bañ a fay loolu di prélèvement fiscal da nga war a am këyit googu. ni ñu koy defee nag mooy sa transitaire wala sa commissionnaire en douane wala yow ci sa bopp contribuable bi importé da ngay dugg ci plateforme bi. mu nekk pcf.dgid.sn. ñëpp am nañ ci accès boo duggee nga dugal sa NINEA ci biir dinañ la mën a wax yow sa situation fu mu toll. su fekkee ne yow waa impôt gis nañ ne yow sa situation leer na ndax bërëb yi nga xam ne moom la ñuy defee déclaration bari na am na lu ñuy wax M-Tax. am na lu ñuy wax mon espace perso am na lu ñuy wax SICTAS. selon kenn ku nekk ci contribuable fa nga féete. waaye lu ci mënti doon kii fay CGU muy contribution globale unique. wala kii fay TVA wala kii fay beneen façon ngi impôt ISIR ñoom ñëpp mën nañ gis seen bopp su fekkee ne ñu ngi def déclaration su ñu defee déclaration noonu nag ba pare bu ñu interroger application boobu ma lay wax muy plateforme bi PCF dina la mën a jox attestation pour wane ne yow de nekkoo ku war a fay PCF. donc boo demee douane te douane dañuy ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne plateforme bi am na ko ñu transmettre leen li nga xam ne mooy liste bi maanaam contribuable yi nga xamante ne ñu ngi à jour maanaam nekk nañ. si seen yoon ak waa impôt su fekkee ne nekkoo ca nag nga xam ne yow kon da nga war a fay PCF boo laaj application du la mën a jox attestation waaye ci kaw loolu nag war nga mën a def sa régularisation diggante bi may nañ la délai boo xamante ne du génn ñaari fan 48 heures 48 heures bu nga mën a fexe nag ba mën a am attestation boobu buy wane ne boo demee boo ko wanee douane duñ la fayeku
PCF. alors léegi su délai 48 heures bi matin nag te nit ci situation kenn régularisé wu ko nan lay tëddee. waaw bu fekkee ne sa situation matewu ko ci 48 heures yi. ay yéen da ngay nar a fay loolu ci impôt ci douane. muy PCF bi. waaye yombal bi nga xam ne impôt teg na ko ci yombal pour nit ki mën dans les 48 heures mu régulariser bëri na. ndax contribuable bi nga xamante ne impôt xam na ko. xëy na da daan ñëw ba yàgg ñëwatul. moom bu ñëwee interroger plateforme bi mën na ñëw daal di ne li ngeen wax ne mënuma am attestation bi kat d'accord ma ci. su d'accord mën na directement wax loolu ci biir plateforme bi centre fiscal muy këru l'impôt bi nga xam ne moo yore ay këyitam dafay vérifier ci biir journée bi wala fii ci 2 jours yi ndax kooku li muy wax yenoon na maanaa su fekkee yenoon na maanaa mu wax ak application bi plateforme bi ne ko kii kat ay mbiram baax na war nañ ko mën a jox attestation su ko defee attestation day mën a génn. su fekkee ne aussi kooku ku ñu xam la. waaye nag situation dem na noo xam ne mënu ko régulariser ci saa si service bi mën na régulariser loolu ba pare su ko régulariser situation nga xamante ne après dina am procédure boo xam ne moom lay suivre mu ñox procédure contradictoire après bu boobaa service impôt bi nga xam ne moo yore ay mbiru contribuable boobu dina wax système bi ne ko kii kat defar naa këyitam léegi war nañ ko mën a jox attestation su ko defee bu demee douane duñ ko fayeeku PCF. très bien ka ca des nag mooy ki nga xamante ne ay la yoween xamuñu ko ci impôt muy door a créé wu si at bi kooku bu boobaa la nga xamante ne moom lay mën a def si biir PCF dañ ko defal déclaration d'existence maanaam yëglul waa impôt ne yow da nga war a yëngatu ci wàllu koom xësee def loolu war nañ ko mën a jox attestation su fekkee ne nag moom ca at ma ca gannaaw fekkoon na mu ne fi daan yëngu ci koom waaye impôt mosu ko xam bu boobaa dafay ñëw nag daal di ne waa l'impôt man maa ngi door a def ñu ne ko defal déclaration d'existence maanaam yëglul boobu waaye du tere dina nag régulariser maanaam defar say mbir ba noppi su boobaa ngay door a mën a nag am sa attestation. alors lan mooy solo ki nga xamante ni dafay yëngu ci wàllum koom acteur économique yi mu yëglu impôt xam ko waaw loolu am na solo impôt xam la ak impôt bañ la xam yëglu bi solo gi lan la waaw solo gi boo ko seetee ci biir code général des impôts dañ la wax ne la wareef bi jiitu ci contribuable mooy yëglu waa impôt très bien gannaaw bi nga am seen ni ne yaa sa registre de commerce muy lépp li nga xamante ne ay këyit la yu lay permettre nga mën a ñëw def sa liggéey li ngay war a jiitu ci wareef si administration mooy si weer wa nga xamante ne say këyit mat na nga ñëw yëglu këru l'impôt bi nga xam ne fa nga aju say mbir ndax ni impôt tëddee selon ni ñu toogee ni ñu dëkkee Sénégal région bu nekk am na centre l'impôt biir Dakar nga xam ne moo gën a yaatu am na centre impôt yu bari kon ci contribuable na nga xam ne fa la ñuy defee seen i yëngu-yëngu ci noonee également ci la centre impôt yi bu nekk ñu jagleel la say mbir su ko defee boo yëgloo ci centre boobu nag dana tax ñu xam la préparer la li nga xamante ne mooy say papier bu dee compte d'impôt la parce que système boo ma lay wax noonu di SICTAS wala leneen ci système yi da lay permettre nga am compte d'impôt boo xam ne ci ngay déclarer comme ni nga amee sa compte banque di dem di ci def say mbir noonu ngay amee compte d'impôt di ci def say mbir su ko defee bu boobaa impôt du ñëw ne kii kat xaw ma ko te it dina mën a saytu ay mbiram si saa su ne li ñuy wax échéance pour xam lan mooy wareef yi nga xam ne war na ko am def ak la nga xamante ne loolu la ca def ak la ma ca deful loolu moo tax yëgle boobu am solo boo ko xamul nag impôt day njort ne rek yaa ngi liggéey waaye nag wane woo sa bopp kon suñu la jàppee ci loolu mën nañ laa mën a teg ay daan loolu te moo tax nag lépp jëm ci wàllum équité fiscale moo tax ngeen bëgg éviter lii yëpp moo tax mi ngi noonu nag prélèvement de conformité fiscale ngeen lancé ko dem exactement mooy objectif yi nga xamante ne moom la ñu ne moom mooy cëslaayu PCF ñett yi benn bi mooy li ñuy wax promotion du consentement volontaire à l'impôt wala promotion du civisme fiscal maanaam jéem a soññi nit ñi ngir ñu mën a wàccoo ak seen i wareef ak waa impôt ndax dañu am loo xam te ne moom moo leen war ci biir état en tant que national en tant que citoyen wala en tant que koo xam ne yaa ngi gagné mbir ci état bi nga nekk beneen bi moom mooy justice fiscale mooy ab maanaam yoonal boo xam ne war nañ ko yoonal ci wàllu impôt ba nga xamante ne ñëpp dinañ ci mën a nekk ci yoon boobu su ko defee li ci des muy ñetteelu objectif bi muy équité fiscale maanaam ñëpp ñu tollatle leen ba nga xam ne seen wareef ci wàllu impôt dinañ ko mën a fay mais nag kem la nga xam ne moom ngay gagné ndax ñëpp mënuñu fayee ndool bokk ndool alors Mouhamadou Momar Badiane lan ngay tontu ñi nga xamante ni dañ jàpp ni impôt dafa cher
impôt bi lu leen di dagg si wàllu impôt dafa metti. waaw loolu sentiment la. kenn ku nekk mën na ko partagé muy man mii di wax. ak keneen ak keneen. waaye boo ko seetee mais PCF la tëddee. waaw PCF diis na wala diisul. PCF yokkuwul impôt. yokkuwul impôt. loolu foog ñu leeral. très bien. PCF ñëwul pour yokk impôt. PCF dafa ñëw kay. ngir jubbanti. état dama leneen day ji Cheikh la day tëdd njaaxanaay munul seetaan doomam ji di fay beneen doomam bee bañ a fay. su ko defee foog ñu yemale ñëpp. foog ñu ne ñëpp nag. comme yéen a ngi yëngu bay am. ñëw leen la nga xam ne mooy seen wareefu citoyen ngeen am ko ndax tey jii yow Cissé boo ñëwee dem war a uti carte d'identité ñu ne la yow doo fi am carte man ma dem wuti ñu jox ma looy looy wax. oui alors que ñun ñaar ñëpp sénégalais lañ wala boog ñoo bokk. effectivement si ko nun lu demee noonu nag noonu la état di wax ne comme diw mi ngi fay diw ak diw ñi ngi fay yow lan moo tax doo fay te yaa ngi yëngu moo tax ñu ne indi prélèvement boobu maanaam day soññee nit ki ndax mu mën a dem. ba li ko war ak waa impôt mu jagoo loolu def ko. très bien loolu mooy rôle. alors su ko defee boo ko seetee. képp koo xamante ne ci ñaari fan yi donte ne début bi amoon attestation waaye ci ñaari fan yi yàlla dimbali la nga dem ak waa impôt xool ñu xool say pièces gis ne war nga mën a am attestation dañ la koy am dañ la koy jox te boo demee doo fay 12%. mais justement kon tey képp koo xamante ne dañu bëggoo fay 12%. ñëwal rek def dañuy déclaration mais justement loolu sax laa doon si question boobu laa doon waaj a laaj mooy wàllum 12%. téeméer boo jël fukk ak ñaar lan lay tekki exactement. waaw maanaam gis nga bu ñu nee nit ki mi ngi indi marchandise am na lu ñuy wax droit de douane. oui droit de douane yooyu nag bu fekkee da nga ko fay. am na ak yeneen xeetu droit ak i taxes yoo xamante ne mu ci reposé. lu dul TVA ak li nga xam ne mooy timbre. dañ koy dugal ci biir. ñu ne loolu nag 12% am moom ngay fay mu nekk sa prélèvement de conformité fiscale mu mel ni comme que fayoo woon l'impôt. daanaka lii sax mën nañ cee jàpp ngir ne au moins am na loo fay waaye nag du caageen na loolu nga war cee dëkk dañ la ko def juste ngir xaw la mel ni ku la poussé. oui may la poñ may la occasion nga mën a dem nag defar sa situation. soo defaree sa situation rek bokkatoo ca ñooñu. kon képp kuy jooytu naan prélèvement fiscal nangam lu ma lay gën a conseil gaawal nga dem xool sa situation ak waa impôt ndax yemb na wala déet. te impôt mën nañ laa gunge ci loolu moo tax ñu jël délai boobu def ko gàttal ko. 48 heures si saa si wala mën a toppatool sa situation te li ma waxoon sànq am na solo. bu impôt régulariser sa situation. ci saa si moom it dana defar li ñuy wax mise à jour maanaam defaraat plateforme bi ngir yow nga mën a bokk ci ñi nga xam ne di nga am attestation bi wane ne waruloo dem ci. alors est-ce que mën nañu wax ni PCF benn dispositif la bi nga xamante ni da ngeen di inciter opérateur économique yi su ko defee ñoom ñuy mën a. wàccoo ak li leen war ak impôt. ñuy mën a déclarer lépp lu jëm ci wàllum impôt wàllum fiscalité ñoom ñu mën ko sàmmoon. est-ce que mën nañu wax loolu PCF benn dispositif la. nga xamante ni opérateur économique dina leen pousser ñu mën a fay impôt. waaw c'est que dafa romb incitation parce que incitation boo ko seetee maanaam da ngay neexal nit ki. xëcc ko kon romb na ko. ne ko boo defee nii de dinaa la wàññil dinaa la yombalal dinaa la nangam bii nag. comme que nit ñi seet nañ ba seet boobaak léegi ñu ngi def ay mesures yu bari. ngir mën a yombalal l'impôt bi waaye am na ñoo xam ne këtt ne jonne ne du ñu fay l'impôt kooku ñoom dañ leen puus ne leen kaay leen daanaka. dañ leen a puus. ngir mën a ngeen fay waaw oto bu tëw a tàkk daal ñu puus ko noonu la. mais si sa gis-gis lu tax impôt am na si ñoo xamante ni vraiment pour ñu fay que problème la. waaw mooy li ñuy wax rek. xam nga léeg-léeg sax dinañ gis si suñu service yi ñoo xam ne. bi ñu demee ba commencé ñëw dañuy naan su ma yëgoon teel a ñëw parce que jàppoon naa ne lii lu rëy la lu nangam. fekk na impôt ñu wax loolu. ñi nga xamante ni bari na ci. bari na ci ñu yéexee ñëw dañ koy regretter. waaw dañ koy regretter parce que dañu noon coono bi nga xam ne mu ngi nekk ci boo nekkul ci yoon. dafa rëy. chaque jour yaa ngi tiit. yaa ngi jàpp ne kañ la may jàpp. waaw fekk nañ ñuy ñëw di ma laaj sama ay pièces. waaye bés boo demee ba xam sa l'impôt bés boo demee ba xam ne lii laa wareef da nga koy prévoir rek comme di ngay prévoir dépense su sa kër. après nga wàccoo dem. tey jii nii boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi jëm ci wàllu location. bi ñu yombalee wàllu location depuis 2018. borom kër yu bëri léegi dañu gën a kontaan parce que dañuy sawar a ñëw fay parce que dañu naan léegi day yomb bi mu yomb mooy xam naa ñaata laa war a fay ci saa si. su may xam samay loyer at bi xam naa ñaata laa war a fay. te it bu demee ba 30 millions mais loi bu amul suivi de. kay bu demee ba 30 millions wàllum loyer bi quoi laa bëgg amul suivi de. ci ban fànn maanaam. waaw man su ma la bëggee wax mooy am na si ñoo xamante ni. xamuñu ko waaw xamuñu ko te en plus am na si ñoo xamante ni fa ñu nekkoon ñu ngi fa ba léegi. waaw loolu ay cas la aussi ñu ni mën nañu wax ne ci suñu biir. gis nañ ne yokk nañu. ña nga xamante ne dimbali woon nañ leen ba teg loi bi ñu daal di
récupérer leen ñu ñëw. am na ñu bëri ñoo xamante ne loolu dal na leen. oui mooy wane ne rek tey jii koo xamante ne dem nga di am loyer ba 30 millions mën nga dem ci régime boobu nga xamante ne dafa yomb ñu koy wax. CGF. maanaam ña ngay wax ñi nga xamante ni ñoom. ñoom ñooy gérer loyer yi. maanaam ñi nga xam ne ñooy encaissé gañe loyer très bien muy borom kër yi wala leneen. très moo bien borom kër mën na am agence. oui bien sûr. waaw mën naa am agence bu ko représenté waaye moom nag moom war a fay impôt ndax moo ko moom. très bien. loolu kooku par exemple fii ba 30 millions mën a xam exactement ñaata lay fay ci impôt parce que bu xamee loyer annuel am ñaata la bu ko diviser par 12 wala mu diviser ko par deux loyers sur les 12 wala un loyer et demi sur les 12 selon montant yi nga xam ne ci la nekk. loolu ab yombal la boo xamante ne dafa noppal ñu bëree bëri. noonu la meloon ci wàllu CGF moom CGU du moins muy contribution globale unique ñi nga xamante ne daanaka bu ñu amul 50 millions ci année bi ci chiffre d'affaires ci lu ñu jaay war nañ mën a ñëw def benn déclaration ci at bi mu nekk seen wàllu impôt ak yeneen yoo xam ne yombal nañ ko tey ji avec application yéen a wax M-Tax ak ay ñoom mon espace perso kon yëf yi yombal nañu yombal goo xamante ne ku ne impôt dafa saf le plus souvent léeg-léeg da nga ko dul xam te it beneen objectif bi may wax ci prélèvement conformité bokk na ci loolu aussi ñu dàq ko bu ñëpp naree yanu benn oto ñetti nit war koo yanu bu fekkee ne fukki nit la ban mooy gën a woyof noonu la impôt mel su ñu ne woon oto bi foog ñu yanu ko waaye ñetti nit ñi de ñoo ko war a mën a yan ñeneen ñi toog xam nga oto bi dina diis ci ñoom mais ñooñ bu ñu leen xëccee ñu bokk ci daanaka dootul diis dina wàññeeku na mu diisee woon. alors loolu mooy impôt bi. alors ñi nga xamante ni ñoom lu jëm ci wàllum PCF di prélèvement de conformité fiscale dem nañ ngeen sensibiliser leen ngeen lancer ko démb alors est-ce que am na si ñoo xamante ni dañ leen jox délai ba soo leen waxee ñu të dina am ay daan yuy tegu seen kaw fekkee ñu respecté wuñ. waaw xam nga prélèvement boobu ñuy wax noonu. benn façon yi daanaka benn façon daan la maanaam dinañ la pousser pour au moins nga dem fay ko beneen ba ca topp mooy bés bu demee ba impôt tamit jàkkaarloog yow gis ne yow mi mosoo ñëw malgré PCF fay nga ko ak ñoom seen yooyu là aussi dinañ la teg ci règle teg la ci yoon ne la nag au delà de PCF bi nga xam ne dañ la si pousser woon pour nga fay ñun gis nañ ne yaa ngi def say déclaration say importation say opération di jaay nangam waaye gisuñu la bu boobaa dinañ xool li nga xam ne moom la yoon tëral au-delà de PCF ñu daal di régulariser situation. loolu moom day am. mbir mi mën nañu wax ni ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum importation rek la soxal wala. waaw fi mu ne nii PCF pour ñi nga xamante ne ñoo nekk ci importation yi surtout ñoom la kii parce que douane moo war a liquider impôt boobu nga xamante ne moom ngay fay kon pour le moment ca ñiy importer la aju. waaye nag ñi importer du ñëpp mooy ñi importer ba pare te jaaruñu ak yoon ci wàllu impôt. ci ni ma ko waxee woon mooy impôt xamu la mosoo fa déclarer wala doo fa déclarer wala impôt xam na la waaye say déclaration matul ci niñ ko tëralee maanaam si trimestre bi. su dee déclaration mensuelle gisuñu la ba trimestre ba jeex. su dee déclaration annuelle gisuñu la ba mois de juillet jeex. alors est-ce que xayma ngeen Mouhamadou Momar Badiane ñi nga xamante ni dañuy importer te déclaré wuñu ñoom sakkan nañ macha allah. si wàllu statistique. waaw loolu day xëy na service yi nga xamante ne ñoo yore wàllu statistique. effectivement ñu ngi koy saytu. te comme dañuy liggéey ak waa douane aussi. loolu terewul dañ koy saytu. bokk na ci li nga xamante ne aussi natt nañ ko ba xam ni ñu mel ni foofu ñu indi leen ngir loolu nga xam ne moom la ñu nas muy plan yaatal maanaam ñëpp. bokk di fayandoo impôt loolu bokk na ci. parce que bu fekkee ne yaa ngi gis koo xam ne mu ngi importé waroon fay impôt fay ko bu boobaa dina fausser déjà li ñuy wax concurrence ka nga xamante ne ma ngay fay impôt à côté. yow fayuloo bu boobaa yow di ko yàqal ndax boo ñëwee di jaay njëg goo gën a yomb bosam da nga koy pénaliser. te yow doo fay impôt te état moo war moom muy fay impôt. te état moo war a tollaat la ñëpp. ndax moom mooy ndey sax yi. foofu ñëpp daal di maase ci wàllu woowu. alors est-ce que duñu lii yëpp du ñëwaat suñu wax civisme fiscal. maanaam askan bi ñu xam lu leen warloo seen diggante ak impôt jëm ci wàllum civisme fiscal. dëgg la bokk na ci effectivement objectifu PSF bi. oui parce que boo ko seetee benn ci bànqaas yi ma ko léegi mooy effectivement la promotion du civisme fiscal. parce que bu nit ki boo demee ba poussé ko. teg ko loo xamante ne xëy na mën na diisaay boo xam ne dem seeti waa impôt jubboog ñoom moo gën a woyof loolu boobaa bokk nga ci nga xamante ne effectivement yaa ngi góorgóorlu ngir civisme fiscal boobu am loolu tamit moom mooy li nga xam ne mën nañ ko
jàpp ci wàllu pàcc yi nga xam ne PCF doon na ko def. donc loolu moom bokk na ci loo xam ne vraiment mënul ñàkk ci yëf yi te lu ci am solo la. alors opérateur économique bi ki nga xamante ni dafay yëngu ci wàllum koom muy vérifier saa su nekk situation fiscale am loolu ban njëriñ la mën a am si moom. dina am njëriñ lu bari. parce que bu fekkee ne opérateur économique bi muy waa ji yëngu ci wàllu koom. mu ngi xool situation fiscale am. na am impôt sax boo seetee saa yu bindee ak yow këyit dina la wax ne la am nga. bien sûr sañ-sañu dem seeti ki nga xam ne mooy ki ci gën a am xam-xam. muy expert mu ñëw xoolal la sa situation. boobaa kooku moo gën a xam yoon ci wàllu impôt mën na ñëw jàpp la saytu la comme ni avocat di saytoo client. léegi yow bu fekkee ne yaa ngi saytu sa wàllu impôt xëy na bu boobaa lu bari du la bett. wala it lu fekkee ñëw na dara dal sa kaw nga dem ak waa impôt toog waxtaan mën naa ngeen gindikoo fekkee na am na njuumte waa impôt dañ koy dindi bu fekkee am na daan boo xam ne moo la war boo ci waxtaan ñoom ñu seet yoon yi nga xam ne yoon tëral na ko ngir gën la mën a woowee falal ci loolu parce que du dañ la ne li nga war a fay rek ca saa sa fay ko. mën nañ la wutal ay yoon nga koy teppi di ko fay nànk-nànk. leneen ak leneen noonu am yoo xamante ne léeg-léeg alamaan yay topp ci kaw léeg-léeg mën nga ñaan ñu wàññil la ko lépp rek ngi mën la indi. nga mën a xam luy sa wareef ak waa impôt te loolu boo ko defee wàccoo nga ak sa wàllu citoyen su ko defee la ci topp nga mën a xam nooy mën a defee say wàllu. alors su weesu communication yi ngeen di def nii ak média yi mu nekk lu am solo jëm ci wàllum sensibilisation jëm si PCF di prélèvement de conformité fiscale Mouhamadou Momar Badiane est-ce que am na yeneen pàcc yi nga xamante ni yéen a ngi si wala yéen a ngi koy bàyyi xel su ko defee ngeen convaincre naka noonu ngeen sensibiliser ñi nga xamante ni ñoom dañu war a dugg si PCF. waaw daanaka boo ko seetee moom la ñuy def suñu yëngu-yëngu bés bu doon. oui tey jii lépp loo xam ne ñu ngi koy jël ci wàllu l'impôt ci ay textes dafa nekk loo xam ne day gën a yombal. ni ñuy comprendre impôt. gën a yombal ni nga xamante ne charge bi nga xam ne mooy sa obligation fiscale nga mën koo gën a dékku boo ko seetee code général des impôts depuis 2012 def nañ ci amélioration bu rëy ca na mu compliqué woon ca na mu bëree woon na mu diisee woon wàññi nañ ko wàññi boo xamante ne woyof tool ba nga xamante ne li gën a am solo pour nit ki mën a wàccoo ak i wareefam ci wàllu ko ma nga ca li leneen li mooy ña nga xamante ne ñu ngi dugg ci fiscalité bi nga xamante ne seeni mbir taxu koo rëy lool. jox naa la fi exemple ci wàllu bay jox naa la exemple ci wàllu CGU waaye it lépp loo xam ne xarala yu bees la tey jii nii ñu ngi ko jumtuwaay muy loo xamante ne ay déclaration en ligne la muy loo xamante ne ay mobile bi nga xamante ne moom la ñu yor muy portable yi digitalisation yooyu yëpp ña nga ca ngir fexe ba citoyen bi contribuable bi mën a xam lan mooy wareefam ak waa impôt ak nan la koy sàlloo respecté ko ñëw def ko loolu ñu ngi ci tous les jours te lépp loo xamante ne ñu ngi koy jël ci wàllu texte mu yoonal boo xam ne jëm na ci impôt mi ngi gën a dem ci wàllu woowu parce que loolu bokk na ci suñu objectif tey jii majeur ci administration bi nga xamante ne moom lañ nekk muy une administration moderne au service de l'usage. nag lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi tey seen émission kennu askan wi fanweeri simili la ndax numéro spécial la woon ñu jagleel ko waa DGID di direction générale des impôts et des domaines jëm ci wàllum prélèvement de conformité fiscale du PCF ce dernier mot Mouhamadou Momar Badiane. jërëjëf xanaa di wax suñu mbokk yëpp rek téléspectateurs yi. di leen wax ni leen ñu ngi di soññaat ci seen wareefu impôt ndax impôt mënul ñàkk ci réew. impôt surtout bu mel ni Sénégal. moom mooy li nga xamante ne mooy tax Sénégal mën a jëm kanam. ndax lépp loo xam ne tey ji état mu ngi ko jox ci wàllu politique de développement lépp loo xamante ne état mu ngi ko def ci wàllu assistance couche sociale bi ak leneen lu mu mënti doon ci wareef yi nga xam ne war na état gannaaw yàlla ci ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkkee Sénégal ci ñun lay aju ñoo koy war a jël cotiser ko su ko defee état jël ko tasaat ko ci réew mi. ñëpp mën cee ànd daal di dem. ñu mën a avancer kon maa ngi soññ ñëpp rek ngir ñu mën a fexe ba mu def seen matuwaay bi nga xamante ne moo jëm ci wàllu impôt di ko fa ci na mu waree bu ñu xamul ñu dem jege service administration fiscale wax seen bopp ñu teg leen ci teg yi nga xam ne mooy yi gën ñu mën a nekk ci yoon te daal di nekk ci jàmm loolu daal lañ leen di. Malick baax di la sant. di leen di gërëm yéen it bu baax a baax ci seen émission. ak jotaay bi nga xam ne may ngeen ñu ko ñu mën a waxtaan ak suñu mbokk yi. jërëjëf mu nekkoon Mouhamadou Momar Badiane inspecteur principal des impôts et des domaines chef du bureau de contrôle spécialisé numéro 2 à la direction des grandes entreprises du DGE
nekk boola bokk si DGID di direction générale des impôts et des domaines mu nekkoon tey suñu gan si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yi yéen tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant amul seen fay Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi Torodo nekkoon ci son bi tamit di sant bu baax tamit Ablaye Ndiaye si caméra yi Pape Mafal Fall ak Angèle ñoo si nekkoon ba suba incha allah ñeenti waxtu.